Your Excellency, once again, welcome to Glasgow. Thank you for having me. Your Excellency, Dr. Fatmata Bensouda, High Commissioner and Commonwealth and Board Governor, what is your role in the UK? Well, I'm the High Commissioner to the UK, to the Court of St. James, as we say, and I am, of course, responsible for the promotion of my country, but also for bilateral relations with the host state, as well as other international organizations that are found within the United Kingdom, such as the Commonwealth Commonwealth, as well as the International Maritime Organization and others that are found in the UK. But also, I am responsible for the welfare and well-being of Gambians in the diaspora within the United Kingdom. Thank you very much, Your Excellency. Your Excellency, as a woman, you are one of the people in the Gambia that I have admired a lot. Yes, I do. And I am very happy to have the chance right now to tell you this. As a woman leader, what is your advice to young women and girls in aspiring to be leaders? I believe that women make very good leaders because when you start from even the household, women are really those who are keeping the house together. And this is a very critical part of leadership. I think that we need to act as girls. I always advise that they need to stay focused and be very intentional in what they're doing, but particularly to be very, to get themselves equipped and trained in whatever field that they are doing to be the best they can be, the best version of themselves. Because this is important. We should not try to get any leadership position because we are women. We should try to get leadership positions because we merit it. We have worked for it and we have earned it. So this is something that I will advise that girls and young women coming up should always focus on. I have had the opportunity to be in leadership positions in several situations. I was the Attorney General and Justice Minister in my own country, after being the Solicitor General and the Deputy DPP, but also I have been outside. I have had my own chambers in the Gambia, but I've also been outside. I have served at the International Tribunal for Rwanda and also the Chief Prosecutor of the ICC. Now I am the High Commissioner of the Gambia to the United Kingdom. So these are all leadership positions which I believe that one has to be prepared for to be able to do it. So I encourage the young ones to keep their eyes on the ball, to remain focused and to ensure that they take up this responsibility because I see it as a responsibility for every woman and every young girl. Your Excellency, dinaaw doon bëggal loolu pour nga tontu ma ko si olof tamit. Li ma doon wax rek mooy man nekk naa ndaw boo xam ne wax dëgg neex yàlla ci li nga def naw naa la si trop because jigéen nga xam nga te represent nga Gambia si ay dëkk yu bari si place yu bari ma nekk koo xam ne ku la daan toppala ku la naw bu baax te xam naa ne am na ay xale yu jigéen wala ay jigéen yoo xam ne ba tey ay ndaw yoo xam ne bugga nañoo jaar fi nga jaar bugga nañoo nekk leaders of tomorrow bugga nañoo nekk leneen ak leneen ak leneen te yow lan nga am pour wax xale jigéen yi ndaw yee jigéen ñi mboolem koo xam ne jigéen la out there koo xam ne ndaw na la te bugga naa nekk ay leader njiit ëllëg incha allah si suñ community. waaw jërëjëf aju ci li nga wax noonu. waaw wax dëgg ma ni tamit maa ngi la cee gërëm torop parce que ñaareel soo nekkee si position yi ñi nga xam ne ñoo laa support ak di la ekkati rek ñoo laa gën a dooleel gannaaw yàlla. so moo tax man ñaareel ku ma wax ne xam nga comme ni nga ma wax ni naw nga maag yooyu dama ko dee apprécier bu baax. li ma wax rek li ma leen di digtal ndaw yi rek mooy nañ am fulla ak fayda. waaw nit ki daal loo nekka di ko def te muy lu baax lu gën ci yow lu gën ci askan wi lu gën ci sa dëkka nang ci ànd ak fulla ak fayda bul ci boole caaxaan of course nit ñi dina ñuy waxuma ne bu nit caaxaan waaye daal bu fekkee ne da nga am rôle boobu noonu wala da nga bëgg a nekk ci rôle boobu noonu
na nga toujours ànd ak fulla ak sa fayda te bi tamit foo tollu di jéem parce que man góoma ne nit mun na di jànga dara mun na jeex always nit ki dafa war di improve boppam ci lu nekk na improve boppam ba nga xam ne ni daal mun ngaa wax ne mooy the best that you can be in that position loolu itam maa ngi koo ñaan xale young ladies yi ak jigéen ñi of course boys ñi tam waaye in this case comme jigéen ñi nga wax waaw loolu maa ngi leen koo dénka daal bu baax te ñu bàyyi affaire yi naka leen ko ŋiiriroo ŋaaraaroo amul fayda loolu amul benn fayda te loolu noise rek la yow jàppal sa fulla ak sa fayda seet li nga xam ne moom la yàlla dénka moom nga war a def nga def ci sa fulla def ci sa fayda su neexee yàlla li ci des ci loxo yàlla la des dina la jàppale jërëjëf Your Excellency, since you are here because of the Commonwealth Games, what is your expectation? Well, wax dëgg kontaan naa trop pour nekk of course as the High Commissioner. I'm also maa fi toogal Gambia pour the Commonwealth. te comme ni nga ko xamee Commonwealth dañ dee am games yi. foog naa every 2 years. léegi games yi su amee am nga Gambia. yàlla dimbale nañu ba am nañ ñu qualify pour mun a ñëw ci games yi so man dama leen as High Commissioner dama leen war a accompagner ma ñëw fii nii man kay fi ma nekk nii li ma nekk nii rek di ñaan mooy yàlla nañu ci yàlla may ndam amiin waaw parce que ñun su ma ñëwee fii tamit gis naa ne Gambians si nga xam ne ñu ngi Glasgow ak even Scotland ñoom ñëpp kaar tubaar fakala ñu ngi dajaloo ñëw pour dooleel suñ team waaw dooleel suñ team encourage leen motivate leen loolu yëpp daf si baax parce que Gambian bi bu nekkee ci dara loo xam ne lu baax la luy ekkati dëkkaam Gambian si dañ ci war a jàppal loolu moom is as simple amul affaire yi amul leneen loo cee war a xalaat waaye bu nekkee Gambian di represent sa dëkka loo leen mun luñ ci mun rek nañ ci def te na ci ñëpp jàppa man moo tax in the first place officially maa ngi fi because loolu suma rôle si suma rôle yi ma war a def si la waaye tamit maa ngi fi pour gën a jaxasoo ak Gambian si ñi nga xam ne ñoo nekkee Scotland ak also encourage leen pour ñu jàppale suñ team bi ba pare itam accompagner ministre bi nga xam ne moom it looloo ko tax a jóg ba mu jërëjëf Your Excellency. Your Excellency, can you please tell us about your office diaspora engagement in the UK? Man de definitely bi ma ñëwee benn tey dama réaliser ne dafa nekk si suma mandate xaw ma naka lañ ko ooyee sax si wolof since I came and I realized that this is part of my mandate to look after the welfare and the well-being of Gambians dama foog ne first thing li ma waroon a njëkk a def mooy ubbil bunta yi ubbil suma bunti office Gambians yi parce que Gambia mission bi fi nekk is a Gambia home man nii laa ko jëlee moo tax suma first meeting bi ma ama community leaders yi loolu laa leen wax ne leen ñun yéen a tax ñu toog fi apart from yeneen liggéey yi ñoo def ay as High Commissioner Gambians yi tax ñu toog fi Gambian bu munti doon nag amul kenn kuñ ci beddi ñëpp a ci included so they should come to the office suñu amee seen consular services yi wala suñu amee leneen luñ foog ne ñun dinañ leen si mun a dimbale and apart from that also I also engage because bi ma defee loolu benn tey I realized that they have been the communities, the different communities have been inviting me to be present in the various functions, fundraising and all sorts of community gathering that we are having. So I have made it a point of duty to, even if I cannot go personally, I will send members of my office to be there. And that is just to show them that Gambia is one. ñun ñëpp benn lañ te kaas ni ma ko waxee li ma fi tax a toog apart from yeneen liggéey official liggéey yeeg yëpp itam official liggéey la waaye itam mooy pour just to be able to be with other Gambians to encourage them and also to support them in whatever they are going through. Your Excellency, jërëjëf, thank you very much. Balaa ñuy tëj ma laaj la lan nga am tey pour wax Gambian si nga xam ne xëy na am nga kàddu bu tuuti boo leen bëgg a sànni both ñu nekk home and abroad. waaw man de Gambian si li ma laaj rek man suma woot benn la mooy unity.
I mean, mun nañoo different. We cannot all be the same. You know, we cannot be all identical. Why? Parce que ku nekk dafa am sa ci li nga bëgg ak li nga farak li nga seet. Waaye nag loolu bum tax ba mu mun ñoo xaajaale. Wala ñu féewaale ñu. Loolu moom, I think ne we should avoid it. Because when we are united, we are strong. So maa ngi digtal Gambian si nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi nañ continuer di support one another. Nañ continuer to be there for one another. Man li ma gis comme Gamska waaye itamit yeneen association yi nekk throughout bi ma ñëwee benn tey maa ngi gis ne ñu ngi ut lu ñoo jéem a def pour support xale yi pour support jigéen ñi pour support daal one another lii moom dama bëgg rek ñu gën cee jàppa gën cee dëgër ba pare tamit suñ culture bi buñ ko fàtte buñ fàtte suñ culture bi nañ ci dëgër te surtout xale yi nga xam ne dañ fi juddoo ndeysaan ñaareel du ñuy xam lu bari si fañ jógee ñun dafa nekk suñu duty ak suñu responsibility pour make sure ne indi nañ leen si loolu wan nañ lan la wan lañ leen fan lañ jógee parce que foofu moom Gambia lañ am waaw mun nañoo nekk British am passeport am di waaye Gambia bi du génn si ñun waaw moo tax nag ma foog ne loolu ñun tamit buñ ko war a fàtte luy jëmale dëkk bi kanam nañ ci jàppa waaw nañ ci jàppa ak fukki loxo luy jëmale suñ nit ñi kanam nañ ci jàppa ak fukki loxo lii laay advice Your Excellency ma dooli la foofu Olof Njaay nee na banta du yàgga si géej ba suppaleku jësit wala mu soppeeku jësit jërëjëf si short interview bi ma wax la ne yow tamit thank you very much for the invitation because man it ndaw laa nekk fii mënoon nga wax ne xaaral ma def li ma def dem waaye sa office bi invite ma tey pour ma ñëw fii liggéey yéen tuuti waaye thank you very much ma wax la ne comme again ndaw bu la admire la because man dama bëgg a jigéen boo xam ne ndeysaan am na si lu mu jàpp wala luy def dara comme kuy def dara ak jigéen bu jànga te man sa jànga moo tax man naw la ma wax la jërëjëf thank you very much have a good evening and jërëjëf waaw ñoo ko bokk moom dañ laa gërëm parce que gis nañ ne tamit luñ jàpp suñ la ooyee nga bàyyi yëpp ñëw mooy dëgg waaw te loolu yëpp li nga ci jublu mooy rek dimbale Gambia dimbale ndaw yi Gambia ñu ngi lay ñaanal yow tamit yal na yàlla jàpp ci liggéey bi amiin yal na la yàlla doole dëgëral waaw na ànda fulla fayda rek waaw baax incha allah yàlla dina ci jàpp thank you jërëjëf